asalaamaaleykum mbokki Waalo asalaamaaleykum mbokki Dagana ñu ngi fii tey ci musée Fouddou defe naa musée Fouddou moom bu ñu ko waxee rek dañuy xel yi day dem ci lépp lu jëm ci art tey nag li fi indi suñu teewaay du lenn lu dul événement bu rëy bu ñuy préparé mooy nekk Diallo festival de Dagana et tey ñu nekk ci 4e édition bi et yaakaar naa ni lu tax ñu choisir musée Fouddou ça dafa de bërëb bi dafa doon bërëb boo xamante ne lu bëre ci li ñuy jëmmal fii lañ ko nar a defee donc damay bàyyi Moustapha mu ñëw ci festival bi wax dayo bi ensuite ma ñëw ma présenter leen programme yi jërëjëf. waaw Kaaw ni nga ko waxee maa ngi nuyu sama mbokki Waalo yëpp di nuyu plus particulièrement samay mbokki Dagana di wax ni le Diallo festival de Dagana di alalu Dagana yëpp di alalu Waalo yëpp muy événement boo xam ni fi ñu nekk nii di musée Fouddou wane na ko culture lay laal wane aada ak cosaan wane am na théâtre ci biir am na musique ci biir wane dayo bi Dagana représenté ci culture fii ci suñu réew muy Sénégal bu ko defee les 5 6 et 7 août 4e édition lay nekk ñu war ci nag accueillir ay kilifa ci bépp domaine ci culture muy musique muy danse muy théâtre muy panel waxtaane aada ak cosaan fii ci Dagana nan la ñu mën a def ba nga xamante ni dañ koy suqali nan la ñu mën a def ba nga xamante ni day indi koom parce que nag festival du rek mbumbaay waaye gan yi fiy ñëw bare fi nar fi teew dañuy occuper hôtel yi fi nekk dañuy participer ci économie dëkk bi voilà koom bi day gën a dox donc loolu moom mooy dayoo festival bi ba tax na ñuy ñaan yàlla buñ ci yeggeeg jàmm ñu àndandoo ñun ñëpp parce que mbiru ñun ñëpp la ñu àndandoo bokk ko organiser ndoo ko parce que mbii yoon mooy 4e édition ñu ñaan yàlla muy nekk ay édition autorités yi nag ñu xam valeur li ñu nekk di def loolu surtout moo am solo nag autorités yi xam valeur li ñuy def parce que boo génnee Dagana muy Dakar muy Saint-Louis même min bitim réew nit ñi commencé nañ xam valeur u Diallo festival de Dagana Kaaw ma bàyyi la kàddu gi comme ça nga dérouler le programme. waaw donc jërëjëf Moustapha li nga wax am na solo léegi mu ngi am 5 6 ak 7 août fii ci Dagana et programme bi nii la tëddee vendredi 17h 18h dinañ am point de presse fii ci musée Fouddou bu ñu nee musée Fouddou nag xel yëpp day dem si suñu papa ji nga xam ne moom mooy Amadou Adi Aidara di artiste bu mag boo xamante ni kenn dootu ko présenté ci dëkk bi et bu ñu jugee ci loolu amoon na benn liggéey bu ñu fi nekkoon di def muy benn scène bu ñu tuddee scène Diallo et incha allah dinañ bëgg def inauguration scène Diallo bi bu loolu weesoo dina am lu ñuy wax vernissage bi nag dañuy ñëw fësal taaru Dagana et ki koy def du Junio di artiste bu mag 18h ba 19h30 dina am benn carnaval bu am solo boo xamante ni nit yi dañuy delloo nit yi démb delloo ci sosaan doxantu ci biir dëkk bi dem teere ji fa la ñuy wax Bayal 2 te ñu tuddee ko tey place de Nder et bu loolu weesoo ci guddi gi dinañ am benn prestation troupe Jafle muy compagnie théâtrale boo xamante ne ñu ngi def liggéey bu am solo ci dëkk bi ensuite dina am sabaru waalo et sabaru waalo ku bëgg a gis nag feccu Moustapha Naam ñi ngi lay woo vendredi nga ñëw seetaan si sabaru waalo bi xam naa ne dina li gars yi di wax tox su bun saaj ba réera bon bu ñu jógee ci loolu ñu jàll ci samedi 6 août am ni samedi 6 août ci suba si de 10h à 13h dinañ am lu ñuy wax Diallo environnement mooy reboisement bu ñuy def ak construction de banc écologique yoo xamante ne bëgg nañ ko def su fekkee yàlla dogal na lépp taxaw ñu def ko ci booru dex gi li nga xamante ne la ñuy wax banc écologique bu ñu jugee ci loolu nag ñu dem ci programme ngoon si 18h30 ba 19h ci fële ci théâtre de verdure dina am prestation troupe des morts dina am mooy maanaam naar yi prestation troupe des Bambado
ak aussi dina am prestation troupe wolof yi ñi nga xam ne ak bongo maani loolu boo gisee ñu def ko du leen lu dul Dagana dafa am benn particularité mooy c'est une ville très métissée am na diversité culturelle bu fi nekk et c'est l'occasion aussi pour si dans le cadre du festival ñu jëmmal loolu ñu magnifier ko participer surtout au raffermissement des liens entre les ethnies. Bu ñu jugee ci loolu dina am prestation nag suñu artistes yi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk suñuy parrain bés bi moom mooy Wos Kali muy artiste international boo xamante ni kenn dootu ko présenté bu ñu jugee ci loolu dina am aussi ñeneen ñi wax ñooy les frères Guissé donc les frères Guissé aussi dinañ def seen prestation ñu jàll ci programme dimanche 7 août ñu dellu siwaat fii nga xamante ni moom mooy musée Fudd mu am de 11h à 13h. benn panel boo xamante ne day dajale képp koo xamante ni acteur culturel nga nekk fii ci Dagana ñu waxtaanee waxtaan bu am solo boo xamante ni day ñuy xool naka la ñuy def pour aada ak cosaan maanaam culture dox fii si suñu dëkk. et ci ngoon si 17h ba 19h ñu am benn visite guidée parce que festival bi aussi dafa am benn aspect touristique. donc dinañ def benn visite guidée boo xamante ne dañuy dem village bi ñuy wax Guumeel yaakaar naa ne Guumeel buñ ko waxee xel yi day dem si naka la suñu mbokk pël yi di fa dundee naka la ñuy dundee foo xamante ni xëy na amul courant amul ci dara mais tamit ñi ngi fay dund et puis dund boo xamante dund bu original la donc bëgg nañ ñi fiy ñëw ñu dem wan leen naka la ñeneen ñi ñooñu noonu di dundee. ensuite bu ñu jugee ci loolu dañuy dellu siwaat fii ci musée bi mu tudd bés bi nga xamante moom lañ jagleel jaalawaal islam jour boobu dañ koy jagleel hip hop jaalawaal islam mooy njëkk bu ñu jugee ci loolu ñu def jaalawaali hip hop des rappeurs prestation rappeurs yi parce que ñoom tamit ci lañ bokk. ensuite bu ñu jugee ci loolu dinañ am prestation l'artiste de renommée internationale Moustapha Nam mi toog ensuite dina am Ndari Diouf ngi nga xamante ni moom muy doomu Richard Toll donc di waalo ensuite dina am Jules Pullo aussi dëkk Dagana doon artiste tamit boo xamante ne mi ngi def lu am solo ci wàllu art defe naa loolu daal moom mooy tëj programme bis boobu noonu donc en résumé nii la programme bi tuddee et di profiter ci occasion bi aussi di sant et di leen gërëm yéen waa Waalo TV ci liggéey bu am solo bi ngeen def ci dëkk bi Moustapha sa dernier mot. waaw sama dernier mot mooy rek dañ nar a am ay gan yu rëy ndax ku wax Wos Kali wax nga Ross Béthio Wos Kali waalo la ku wax Wos Kali wax nga Sénégal ndax Wos Kali boo taaloon rajo RFM fajar gu nekk mooy yee Sénégal yëpp ku mel noonu ma xam ko nag bitim réew mu am fa dayoo bu rëy moo fas yéene ñëw Dagana yàgg nag ne ma man dama bëgg nga yóbbu ma Dagana kon kooku ku safoo waalo la nga les frères Guissé daaw dañ ma woo ne ma ñun dañuy ñëw man leen déet Covid bi ñu ne ma non dañu ñëw man leen donc déwén dama leen di boole yéen ñëpp incha allah waxtaan ak sama gaañ yi Jaalawaali festival bu ñu d'accordé rek ñu dajale ñu bokk benn bis defandoo ko donc ñooñu ay ñu am dayoo lañu ñoo xamante ni képp ku leen bëgg gis incha allah ci boobu nga leen di gis te nag lu ci neex ba neex mooy lii festival di jafe-jafe yëpp. ndax festival dafa laaj moyen mais li festival di jafe-jafe yëpp dañ ko def gratuitement pour Dagana amul kenn kuy jouer ba nit Daganois ñëw ne dafa war a paas fay 4 éditions ñu ngi koy def amul benn activité bu ñuy def bu Daganois di fay loolu dañ ko def sacerdoce ni ñun dañuy fexe ba culture di exister Dagana te ku am moyen di nga seetaan ku amul moyen di nga seetaan loolu je pense que barewul lu muy am ci àdduna festival bu am gratuité de bout en bout amul lu muy am ci àdduna donc loolu mooy rek ñun noonu lañu suñu sag la noonu la ñu mën a delloowee njukkal suñu dëkk muy Dagana amuñu leneen lu dul Dagana yàlla na yàlla sàmm dëkk bi yàlla na yàlla aar dëkk bi et yàlla na yàlla tàbbe xol yi ma di leen wax jërëjëf et merci encore à notre cher partenaire TV Waalo jërëjëf.